jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës màggal bu Daaru Muxti dëkk bu sell boobee nag ni ki tey jilee màggal gi dajale woon bu Serigne Touba Khadim Rasoul ak rakkam ja nag di maam Thierno Biraye Mbacke borom daaru gannaaw nag ba mu jugee ca tukkeem googee di Cheikhul Khadim loolee lay firndeel ren nag mu nekk juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenteel bi yoon ñu di ko màggal daanu dem ba foofu fekk ji fa Thierno Fall ñu àddu ci leneen itamit muy rek ndaw yi nga xamante ne nii nag fi mu ne dañuy am ay jafe-jafe ci wàllu ko wér-gu-yaram ca diwaanu Kolda mooy seetlu gi muy nag ñi nga xamante ne dañuy doog a juddu ba keroog ñuy am juróomi at li ko waral nag ñu ne couverture maladie universelle bi ñuy wax ma nga fay sooxe ndax nguuru Sénégal dafa am koppar yoo xamante ni nii nag da koo war a fay kër docteur ya te koppar yooyu ba nëgë ni France 2017 ba tey kon ñoo ñee di daw ci lu ni mel loolee tax na ba tey jilee faj gone yooyee doon ay jafe-jafe juróom-ñeenteelu forum bu ñu jagleel wàlluk ndox fii ci Ndakaaru ñu koy waajal ci àdduna wërgal këpp Dakar nag fas yéene dajale ay borom xam-xam ci wàllu woowee altine lay tàmbali boobee forum war a wéy nag ba dibeer société civile nag bu Sénégal ma ngay dànkaafu baaboog sax ba fa fas yéene amal ab exposé nee na nag mini forum la ñu ko duppee solo si mooy rek fexe daal ba mën a fësal jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi nag dañu koy am ci wàllug ndox ci jamono jooju it ndox waa kër Daouda Cissé ña ngi koy jooy ma nga ca commune bu Fandène ñu ne nag ndox daanaka booy xool ay diira ngi nii mënuñu caa jotee forage ba fa nekk nag dëkk yi ko wër yépp foofee la ñuy wut ndox waaye nag forage ba mënta daj dëkk ya ba tax na askan wa fi mu ne fëgg nañu seen gémmiñ yuuxu mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel yi dañuy dem ba Daaru Muxti ci dëkk bu sell boobee nag wax rek ci maanaam màggal gi at mu ne nag ñu màggal ko ren mi ngi yemoo ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenteel bi yoon ñu di ko màggal googu nag di wane keroog bi Cheikhul Khadim daal di tase nag ak rakkam jooju di Thierno Biraye Mbacke borom daaru gannaaw nag ba mu jógee ca tukkeem googee Thierno Fall la ñuy fekk ji foofee dëkk la boo xamante ne tey jii boo fa yeggee taalibe yi takku nañu lool. nag fii ñu nekk nii ñoo ngi ci Daaru Muxti ci bés bu tedd bi ñu nekk mu ni su soobaan ci bés bi nga xam ne muy bésu daje ba woon ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Khadim Rasoul ak borom daaru di raqam doon loxo ndeyjooram doon léppam tey nag bés bu tedd bi moo doon ba mu sëñ bi jógee ci tukki bi ñu waroon daje nag tey jii boobu ba léegi ñu koy fàttaliku tey nag moo ngi toog yemook tey jii ci téeméer ak fukk mooy lim bi boo ko doon calculer tey yegg na ci téeméer mooy 100 ans ak 10 ans 110 ans kon nag ñuy wax ne mbokk jullit yi mbokk taalibe yi TFM ñu ngi koy ànd ak yéen ñoo ngi fi nag bayti boo ñu gisee fii mooy bërëb bi nga xam moom lañ denc borom Daarul Muxti borom dëkk bu tedd bii nga xam ne Serigne Touba moo ne woon maam Thierno mooy sama loxo ndeyjoor maam Thierno moo doon modèle am maam Thierno mooy ki nga xam ne tey jii moom la dénkoon njaboot gi lépp te maam Thierno mate woon ko sëkk kon nag dañu fas yéene ànd ko yéen dugg wan leen màggal gi lépp lu fiy xew ñëw nag ak mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi nu ñu fas yéene ziar si borom Daarul Muxti ànd ko njabootam ànd ko ñëpp ci bés bu tedd bi ñu nekk muy bésu màggal gi nga xam ne mooy màggal Daarul Muxti. Thierno Fall ñu koy jaajëfal bu baax a baax dañuy des foofee ca Daaru Muxti ni ñu ko waxee gise ba la ñuy màggal tey gise ba diggante Cheikhul Khadim ak rakkam jooje di Thierno Biraye Mbacke borom daaru taalibe yi nag takku nañu lool ngir ñëw rek def li nga xamante ni mooy seenu wareef ñu dem ba foofu déglu ñenn ca ñoom ci micro Thierno Fall. Thierno Ibrahima Faty mii de mi ngi siyaar tey waral bis bii moom dong moo demal Ndar demal ca magam ju baax ja Serigne Touba moo waxat nag gouverneur kon bis bii mooy fierté ci murid yi di bu at yi ñu toog màggalu na mu ngeen màggal gi torop te li taxoon gàllankoor googu ba am yàlla na ko fi yàlla jële yàlla ba fi amati ci àddina yàlla nañ koy yàgg di fekke yàgg koy teewe yàlla di faju aaju ci saayir ci baatin maam Thierno Birahim daal noo ngi koy sant di ko gërëm màggal gi nag ku nekk xam na ni bis la boo xamee ni jullit yëpp ñoo ko bokk rawatina yooyu yoon murid ndax ku nekk xam na ni Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi may jógee ci géej gi bi may jógee Daaru Salaam dem ci géej gi booba borom Daaru Muxti la dénk njaboot gi dénk gu yaatu boo doon bokk xam ne mën na 7 ans
nangook Thierno Fall cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci wàllug wér-gu-yaram yegg ba fële ca diwaanu Kolda ak xale yi nga xamante ne daanaka dañuy doog a juddu ba am juróomi at ñu ne nag xale yooyu tey boo moyul faj leen nag dana doon ay jafe-jafe ndax couverture maladie universelle ba ñu fay wax ay jafe-jafe la ndax kër docteur yi dañ leen ameel bor boo xamante ne ba nëgë ni nag fayu ne leen ci atum 2017 ba tey ñu ngi daw ci ginnaaw bor yooyu nguurug Sénégal yoral leen ko Ousseynou Keita moom mooy secrétaire régional bu SUTSAS jiite itamit alliance ànd gësam ca Kolda ñu teewlu ko. wàllu CMI bi aussi jafe-jafe la parce que gis nañ ne la gratuité des soins c'est les enfants 0-5 ans depuis 2017 ba tey état bi remboursé wul yooyu te boo demee poste santé bu si gën a tuuti tey poste santé yëpp jafe-jafe leen am mënuñu amaana am na poste santé yoo xamante ne mënuñu fay seen personnel mënuñu am ba jënd garab pour jox population yi loolu jafe-jafe la il faut que état bi régler problème boobu la question de la CMU tey subvention mutuelle de santé yi ça tarde tey boo demee dans les postes santé là les gens moom arrêté neen faj jël mutuelle yi en charge waaye nag ba tey si lu waral xeex bi ba léegi ci wàllu au niveau local gis nañ ni hôpital régional bu Kolda amul scanner tey boo amee malade ñu war a def scanner da ngay dem Sédhiou wala nga dem Ziguinchor amaana malade bi balaa mu yegg foofu day faatu wala bu demee foofu bu faatoo indiwaat corps bi mu nekk jafe-jafe ñu ne nag loolu dafa doy waaye nag ñu ngi laaj scanner bu bees mais scanner bu bees aussi dafa war a àndal ak spécialiste muy radiologue parce que tey bu ñu amee scanner bu bees te amuñu radiologue boo xamante ne moom mooy manipuler scanner bi interpréter résultat yi day mel ni problème bi dañ koo saafara waaye saafara wuñu lépp moo tax na ñun dañoo ne dañuy laaj affectation radiologue bu gën a gaawee ak scanner bu bees pour région Kolda te loolu bokk na jafe-jafe yoo xamante ne ñun mënatuñ nangu di bokk liggéeykat yu gën a néew doole si fonction publique sénégalaise loolu dootu ko nangu. ñu wax ci luwaas beeg tolluwaay bu jéggi dayoo bi ci Ndakaaru locataires yi ñu ngay yuuxu saa yu ñu xëyee luwaas bi di gën di cher moom mooy seetlu ginnaaw nguurug Sénégal amoon nay jamono mu ne dana ci jël matuwaay ba sampoon sax nag ab commission buy toppatoo lu nu mel kuréel googu nag mi ngi xam leen ni daanaka weer a ngi nii mu noppi ca liggéey ba li des rek mooy pencum ndaw yi réew mi ñoom it def seen liggéey bu baax a baax dañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye Mardien doxantu nañu seeti kenn koo xamante ne nii ci luwaas la ne. Adja Ndeye Fatou Mbow mi ngi dëkk ci appartement bi nga xam ni ñaari chambre la ak salon boobaak léegi am na ñaari at tey jii waxu tuxu waxu ko. du luyaas rek la ñu war a fay yaa ngi ci dund bi yaa ngi ci courant bi yaa ngi ci ndox mi yaa ngi ci instruction xale yi yaa ngi ci ku feebar macha allah yaa ngi ci ñëpp waaw ak dépense quotidien bi tam chaque jour 3 mois yi ñuy laaj dafa bari. su fekkente ne bii comme 150 000 la wala ba 200 000 suñu la laajee 3 mois mu nekk 300 000 wala mu nekk 600 000 xam nga loolu dafay metti jafe-jafe bi bari na ay locataires yu koy dund fii ci Ndakaaru li ko waral nag mooy loi bi nga xam ne dañ ko fee defoon ci atum 2014 adopté woon ko ca assemblée nationale te mu jural ñu bari ay jafe-jafe. bokk na ci jafe-jafe yi dafa am ñoo xam ne ñoom lañ jagleeloon ne ñoo war a def liggéey bi. muy ministère des finances waaye ñoom mosuñ cee nangoo yéey yàbbi ñoom mos a gëmm rek noppi bañ a toppatoo mbir mi nag bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo tax ba ni mbir mi waroon na doxewu ko. looloo tax Momar Ndaw ak ñi mu àndal ci liggéey bi ñu nekk ci ab commission boo xam ni dafa nar a lijjanti loolu. ñu ne nañ def li nga xam ne moom mooy organe boo xam loolu lay liggéey biñ ko waxee chef de l'État d'accord ci ñu commencé liggéey bind décret bi. nga xam ne moo koy taxawal bind projet de loi bi nga xamante ne bi mooy modifier li fi nekkoon pour wax ne léegi ñooñu nga xam ne ñoom lañ taxawal ñooñu ñoo yore application lépp lu jëm ci loyer biñ defaree loolu nag ba pare léegi li des mooy ñu yóbbu ko mu dem assemblée bu ko defee ñu voté loi bi ñu def jox ko président mu signé décret bi biñ ko defee ba pare nag actuellement mu ngi ci ministère du commerce. donc ministère du commerce moo ko war a présenter en conseil des ministres pour que ñu mun ko valider pour que mu mun a dem assemblée ak décret bi président mun koo signer foofu lañ ci toll. li tukkee ci liggéey bu yaa boobu ñu bari di ko xaar rawatina locataires yi am jafe-jafe fi mu toll nii ndax dina nekk saafara ci li ñuy dund jamono jii li ci kanam raw li gët.
li ci kanam raw li gët ñu koy jaajëfal bu baax a baax Maymouna Ndiaye. ñu wax ci parrainage bi ak coow li nga xamante ne ba nëga ni dakkagul ay organisation di mbootaay nag tey ñoo dajaloo bokk na ci FRAPP France Dégage coalition citoyenne ak yeneen i mbootaay di joxe nag ay flyers di ko jox askan wi loole yëpp nag dana wane daal ñoom seen ñàkk ànd ci parrainage bi ñu bootu ca yooyu coalition nag ña ngay yëglu ni daanu fas yéene amal ab doxu ñaxtu bu yaatu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ca place de l'Obélisque lay doon dinañ ci dellusiwaat du ñàkk ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ñu wax ci union sociale libérale ba tey des ci wàllu parrainage bi parti boobu nag moom nee na dafa clamé ba noppi ca cour suprême ndax ñoom it li ñu bëgg rek mooy wàllu parrainage bi ñu daal di koy neenal muy boobeeb parti ndax dañu gis ni parrainage bi teguñu ko ci yoon. ñu dëgmal nag woteek falu ko ndaw réew yu Sénégal formation politique boobu nag ne fi mu ne nii sax ci li ñu war a tënku moom mooy cour de justice ak li mu àtte ci mbir moomee muy arrêt ba dañu ci teewlu maître Abdoulaye Tine ci micro Chérif Dia. parti bi ma jiite muy union sociale libérale moom moo décidé attaqué arrêté bi nga xam ne mooy dogal bi nga xam ne moom la ministre de l'intérieur jël xaatim ko le 3 mars bi passé pour indiwaat mbirum parrainage bi ci jongante yi nga xam ne ñoo war a am le 31 juillet muy jongante nga xam ne dañu war a fal ndawu réew mi lu tax ñu attaqué song arrêté boobu yóbbu ko ci ëttu attekaay bi nga xam ne mooy cour suprême ñaan ko pour mu neenal décision boobu mooy décision bi ci boppam dëppoowul ak suñu constitution dëppoowul ak convention maanaam traité yi nga xam ne moom la Sénégal signé sur le plan international yi nga xam ne ñoo may ay sañ-sañ ay àq ak ay yelleef sénégalais yi mais aussi dëppoowul ak dogal bi nga xam ne moom la ëttu attekaay bi nga xam ne moom mooy cour de justice de la CEDEAO joxe ci le 28 février bi passé donc loolu moo tax ñu jàpp ni donc tey bu dee ñoom loolu leeru ci seen bopp Sénégal dafa mos di reconnaître depuis suñu constitution 1963 mooy primauté maanaam maqaama mi nga xam ne moom la traité internationaux yi am maanaam sut bi nga xam ne moom la ñu sut li nga xam ne mooy suñuy loi nationale sut ko suñuy loi organique sut ko aussi arrêté yi nga xam ne moom la ministre mën a jël mais ñoom dañu parti awale nag daal dinay fësal ne moom dafa fas yéene rek samp ndëndam ci woteek faluk ndaw réew yu Sénégal loolee nag war a tàmbali ñaar fukki fan ak ñu war ko amal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 njiit la di docteur Abdourahmane Diouf nag li muy sàkku rek ci parti fare ci kujje gi ñu joxante loxo nag su ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci nguur gi ñu xam ne nag wax dëgg am na tey ñoo xamante ne noppi nañu ngir jàmmaarloog ñoom bu baax a baax docteur Abdourahmane Diouf ñu teewlu ko ak Alassane Ba. que démb la ñu nommé li ñuy woowee la délégation nationale du parti maanaam mooy gouvernement mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a doxal parti bi nommé nañ lu mat téeméeri nit ñoo xam ne ñu ngi jóge ci biir Sénégal yëpp pour ñëw doxal parti bi donc tey dañuy def suñu première réunion délégation nationale muy samedi 19 mars li ñu jot a waxtaan mooy décision bu njëkk bi mooy le parti Awalé mu ngi déclaré officiellement candidature am pour bokk ci élection législative yi beneen bi mooy délégation nationale du parti Awalé décidé ne ci élection yooyu ci coalition lañ ciy demee donc ñun ñëpp xam nañ ni ci opposition lañ bokk donc képp ku dul coalition bi nga xam ne ñoom ñoo nekk au pouvoir ñu ngi lay tàllal loxo moo xam parti politique la mooy xam coalition bu fi nekkoon la moo xam mouvement citoyen la moo xam société civile bu bëgg a dem élection la képp ku bëgg a dem élection législative te bokkoo ci pouvoir bi fi nekk tàllal nañ la loxo pour ànd ak yow liggéey pour élection législative. àndu nawle la ñuy woote c'est-à-dire que ñun xeebuñu kenn waaye nanguwuñu itam ku ñu xeeb coalition boo ciy nekk ku ci nekk da nga am sa ay force da nga am sa ay faiblesse li am solo mooy ku nekk bàyyi dara ci li tubaab di wax ego maanaam bañ a yëg sa bopp lool pour ñu mën a ànd pour que bu élection législative yi jeexee opposition gagné ñu am suñu premier ministre former suñu gouvernement commencer changement yi nga xam ne moom la ñu diggoon Sénégalais yi. ñu àddu ci leneen muy nag gox yi nga xamante ne daanaka
boo fa yeggee tey jii de am na ca wàll woo xamante ne dana koo xàll ngir soqali wàllu koom gi mu ñu duppee leen nag ay zone économique spéciale tey yooyee ñu ne yan njeexital la am ci gox yi nga xamante ne def nañu ko fa ba noppi seetlu gi mooy tey ay boromi xam-xam ci daara yu kawe yi ñoo dajaloo nag def ab njàngat ci wàllu woowee ñu ne nag bu fekkente ne jéego am na tamit nañu nangu ni ay rëq-rëq am na ci wàllu woowee di saprera Amadou Ba. suuf si kenn moomu ko ci réew mi ñëpp ko bokk loolu moom la loi sur le domaine national wax ba tax bi ñuy taxawal zone économique spéciale yi bëri woon na ñàkk déggoo diggante communauté yi ak investisseurs yi. mooy ñetti gestes yi ñu liggéey ni muy doxee ute na bu Sandiara bu Diass ak bu Diamniadio ute na waaye am nañ ci ay jàngat yoo xam ni wane na ni. am na ay tolof yoo xam war nañ leen jubanti am na tamit yoo xam ni ay avantages yoo xam ni ñu ngi ko ciy gis. saytu gi bokk na ci exemple yi mu wane di commune bu Sandiara ginnaaw ay jafe-jafe ak investisseurs yi waxtaan ak yaatal moom mujj indi saafara gi. ci résultat yooyu li ñuy wax rek mooy li ci am solo mooy vraiment ñu permettre ñu mun a waxtaan ak acteurs yi nga xam ne ñoo bokk mbir mi surtout communauté yi fa nekk. ci waxtaan boobu nga xamante ne ni waxtaan nañoo ak ñoom vraiment am na lu bëri loo xamante ne ni étude bi tax na donc ñu xam ko maanaam lënt yi ci amoon ñu xamal leen ne nii la affaire yi di demee surtout titre de propriété bi ñuy jox entreprise ak surtout indemnisation yi nga xamante ne ni dañ koy def. loi bi créé GES yi dañ ne nit ñi dinañ leen indemniser loo nu mu gën a gaawee wax nañ ko sànq ci biir salle bi waaye gis nañ tamit que Sandiara moom ni mu doxalee. jéggi na loolu ñu wax ci loi bi lu tax parce que ñoom li ñu gën a bëgg mooy rataxal seen diggante ak nit ñi. waaye tamit zone économique spéciale bu ci nekk ànd na ak ay ngëneel waaye tamit ak ay jafe-jafe. ute na ndax am na gestes yoo xam ni dara amu foon àll la woon boo jëlee Diass c'était presque une forêt classée donc nit ñi fa nekkoon barewuñu ay sàmmkat xëy na ñoo fa daan ñëw te comme dañuy màng. mais boo demee Diamniadio am na ay nit ñu fa nekkoon ñoo xam ni am na ñu ci gis seen bopp mais boo demee Sandiara tamit am na mais bon pour ñëpp méngoo d'accord ci lenn dafay jafe. étude bi nag bu weesoo natt diggante communauté yi liggéey ci suuf si ak investisseurs yi dina indi ay xalaat yu bees bés bu ñuy tëggaat li nga xam ne mooy loi sur le domaine national. Ndakaaru di waaj a dalal forum bu mag bi ñu jagleel wàllug ndox mu war a tàmbali nag altine ji ñu dëgmal ba dibeer société civile nag ne ca wet ga ñoom daañu amal rek li ñu duppee mini forum bu nu ko déggee forum bu ndaw la waaye it wàllu ndox la ñu cay waxtaanee bu boobaa solo si nag mooy nu ñuy fexee rek ba biral ni ay jafe-jafe am na ci wàllug ndox ak it yan yoon la ñuy xàll ngir mën caa indi saafara ñu teewlu DJ Malick moom moo sos benn page Facebook ci biir page bi nag mi ngi ci xamle rek mbaa bokk loolee mu sos ci Facebook bi mi ngi wax rek sénégalais yi léeg-léeg ñenn ñi ñàkk yar gi nga xamante ne nii nag dañu koy am noonee la duppee page ba ñu teewlu ko ci micro Marcel Maroon. waa FRAPP France LCIS ak ñeneen ñu bëri sax damay bañ a lim di juum dañuy organiser benn forum ñun tamit de notre côté duñ ci dépense dara mais wax dëgg yàlla ñun suñu biir rek ñoo xool nu ñu ko organiser teg ko foofu ci CICES nga xam ni vrai visage Sénégal vrai sénégalais li ñuy dund ci ndox mi moom la ñuy wone parce que forum bi am Diamniadio dañuy wone ne waaw dinañ def lii dans un an dinañ def lii kërëb kërëb ku nekk wax sa wax c'est bien beau de parler mais ñun on va montrer la réalité foofu ca CICES moo tax mi ngi am ñun tamit ñoom ñi ngi def du 21 au 26 ñun tamit ñi ngi def du 21 au 26 ñoom bu ñu ubbee le matin ñun ñu ubbi le soir. mangook ndox yi nag bu ñu nee jafe-jafe bokk na ci léeg-léeg li ñuy gis daanaka ci gox yu bari ci Dakar Kër Daouda Cissé moom it bokk na ci dëkk yi nga xamante ne dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu ndox dëkk ba ma nga ci commune bu Fandène bariwul nag lu ñu fay seen ndox mu sell naam am na forage boo xamante ne ñu ne mooy séddale ndox ma ca dëkk ya waaye tey jilee ay jafe-jafe képp la ñu ca nemmeeku ba tax na askan wa daal ne bu ñu sañoon ñu gestu leen bu baax a baax Cheikh Anta Diop say la tiir yu mag yi dugg fii ci biir dëkk bi romb ko di Kër Daouda Cissé nekk ci commune Fandène fii de daanaka askan wi dañu am jafe-jafe ndox. dëkk bi am nañ jafe-jafe ndox ndax fu mu ne nii ba léegi Lac de Guiers bi duggagu fi robinet bi ngay gis ni forage la bu ñu sañoon tamit ñu am ndox mu neex
forage bi mooy ci la mooy jox tawa ndox di jox kër Daouda Cissé ndox di jox kër Saara di jox kër Simbara ak Léona te forage bi matewu ko te suñu xoolee tamit njëgu forage bi dafa cher njëgu ndox mi juróom-ñett fukk mètre cube am na ñuy def 125 am na ñuy def 200 am na ñuy yuuxu ne dafa cher ñun juróom-ñett fukk la ñuy def ba pare tey itam doyul. fii ci dëkk bi gis nañ ne jigéen ñi ñoom ñëpp nekk benn say nag dañoo bëgg di setal seen dëkk bi bëgguñu benn jàngoro tàbbi fii ba tax na case de santé bi nga xamante ne moom moo nekk ci dëkk bi ñoom ñoo ko fi def. ñu mobiliser wu ñuy jël suñuy bale jàngoro yi ñu ngi koy xeex ci set ñu ngi koy xeex ci fànn bu ne. waa service d'hygiène dañuy ñëw jàppale suñu. waa service d'hygiène nag ñëw di leen dooleel kii di capitaine Idrissa Ndiaye wax ne lii de dëkk yëpp war nañ ci roy. parce que milieu rural bi dafa nekk xaaju maanaam kër yi nga xam ne dañ fa war a dem dinañ wàcc si biir kër yi di wax nan la ñu war a defee loo xam ne lu simple la ndox moomu nga xam ne dañ koy root ba nga xam ni qualité bi mel am nañ si jiixi jaaxa ñoom ñu mën a xam ni ñuy fexe ba sellal ko. chef de village bu kër Daouda Cissé mi ngi sàkku nag ci nguur gi dañu ñëw nag jàppale jigéen ñi nekk fii ci gox bi ndaxte dëkk bi dëkk bu mag la waaye li fi manqué bari na rawatina am ndox. ñu wax ci njàng mi rawatina ak njàngaleem anglais mi ñu bëgg nag daal di koy def rek ci daara yi digg dóom yi tey jii nag moom mooy solo si kilifay réew mi ñu dénk leen wàllu njàng mi noonee la ñu taxawee loolu nag ñu ngi ko biral ci bëccëg bi nga xamante ne nii ñi ngi ci doon màggal kàllaamay anglais université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur yi nga xamante ne nag ñoo fa nekk di yëngatu ca kàllaama joojee ñoom ñoo ko doon màggal Aïssatou Sarr Cissé moom moo jiite woon nag boobeep rek kon bëccëg moom mooy directrice bi ñu dénk wàllug njàng meek njàngale mi yéy na ci yàb bi moom ak ki ñu naan Abdou Niane moom moo jiite mbootaay gi ëmb professeur d'anglais yi ci Sénégal. jot na te loolu yaakaar naa ne autorités yi seen bopp bàyyi nañ ci xel xam nañ ne fi mu toll dara mënul dem sans anglais donc foo jëmti àdduna anglais ngay làkk donc autorités yi xam nañu loolu te seen bëgg-bëgg mooy vraiment xale yi jàng ci moyen secondaire bu ñu demee ba pare moyen secondaire mën a exprimer wu fépp fu ñu nekk ci àdduna donc loolu moo tax commencé ko ci école primaire mooy seen xalaat mooy seen bëgg-bëgg mais dafay laaj ay saytu parce que dafa am lu muy àndal te ñi ngay saytu di xool loolu naka lañ ko mën a tëral. suñu association bii di ATES chaque année day jël bés jagleel ko langue boobu nga xamante ne moom la ñuy wax anglais ren nag suñu thème ci journée bi mooy nan la ñu mën a andi ay coppite yu bees li ñuy wax maanaam ay xarala ci njàngale yoo xam ne day tax nit ki soppeeku waaye soppeeku jëm ci lu baax mooy nit ki soppeeku ba mën a doon nit ku ñu darajaal ba mën a doon nit ku amul njëriñ askan bi ba mën a doon nit koo xam ne ku ko gis xam ne kii sénégalais bii la ñu soxla ci sénégalais yi. ñu wax ci salon bi ñu jagleel wàllug artisanat te mu tàmbali ci Ndakaaru fukki fan ak juróom ci weeru mars li tax a jóg salon boobee mooy mën a fësal nag liggéey bi nga xamante ni suñu artisan yi ñu ngi koy def suñu naataango Aminata Mbari Sow ak Modou Diop doxantu nañu ba daje ak ki ñu naan Bas Baro moom nag mi ngi liggéey lu am solo muy bërigo bi nga xamante ne moom lay jël di ci liggéeyaat salon. Bas Baro lay wuyoo moom nag ab mécanicien la ci wàllu métallique. salon bi nga xam ni nag lépp weñ la ko defaree nee na daf ko andi exposé ci salon bi ñu jagle lépp lu jëm ci artisanat. man meuble en bari laa indi woon quoi ay bërigo la ay bërigo yoo xam ne moo def diwlin wala huile wala ay liquide bërigo yooyu la ñuy jël récupérer leen defar ko ay fauteuil comme yi nii quoi. lii nag ngir mu amal ko. Bas day dem ci station yi wala ci yenn boutique yi daal di fay récupérer baril yi defoon dëwlin wala essence. station yi yaay liquide huile yi nii moom la ñu koy gëndee parfois maa ngi koy jëndee ci corniche bi wala yëmbal laa koy gëndee indi ko géejawaay te ko sama moto indi ko géejawaay dagg ko bu ñu récupérer bërigo yi dagg leen ñu ngi ko daggee raxas ko ba mu set parce que parfois dem liquide bi ci biir mais pour nga peinture ko il faut nga raxas ko ba liquide loolu la ci biir dañ ba mu set nga suulee ko. dafa ko teel sorte ba nga xamante ni képp ku mënta ñëw di nga mën a toog te dina am garantie dina confort. liggéey bi nag lépp nee na loxoom la koy defee. lépp loxoo koy def lépp loxoo koy defar loxo la ñuy liggéeyee lépp. liggéey boobu nag mu koy defee ci atelier bu nekk ci Géejawaay
moom ak yenn ci ay apprentis. espace finance ak espace dañ koy manqué parce que boo amee li nga liggéey ba pare te produit amoo foo ko teg amoo espace boo ko teg après beneen problème lay indiwaat. lenn bokk na ci seen i jafe-jafe mooy espace bi leen di manqué ngir ñu mën a exposer seen i liggéey bu weesoo loolu tamit bëgg na ñu jàppale leen ci wàllu koppar su ko defee ñu gën a xarañal seen liggéey ngir gën a wane créativité sénégalais. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Aminata Mbari Sow ñu wax ci tàggat yaram ak sunu gaynde yi nga xamante ne ñu ngi waajal seen diggante ak Égypte fi mu ne nii nag ña nga war a tàggatu ca Marrakech mu nekk nag lu am solo ñu gis ni kon daal tanière bi am nañu ci yaakaar Bouna Sarr Saliou Ciss ñoom latéraux yooyu waaye tamit Youssouf Sabaly mi ñëw moom sociétaire bu club espagnol boobu di Betis Séville ñu am yaakaar ci moom bu baax a baax Cheikh Sadibou Diarra. But now it's Senegal's turn to. Youssouf Sabaly ñëwaat na ci équipe na poste bi. 2017 ba léegi maanaam bu ñàkkee football rek daa fekk mu blessé waaye saa yu blessé wul maanaam moom mooy nekk vraiment la première option que ça soit à gauche wala. peut-être récompenser d'abord ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon Cameroun ñoom ñoo gagné ak man. Coupe d'Afrique bi donc dans sa tête mën na jël option boobu comme il peut se dire que ne dans la hiérarchie pour moi Sabaly moo nekk numéro 1 donc bu dellu see moom laay dugal. Sabaly bi ay atam toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ñetti weer mu ngi nii muy tegle ay jogante ak Betis Séville ca Espagne mu doon footballeur bu xarañ bu mës di wane taxawaay bu am solo ci équipe nationale bi. Sabaly yàggu fi waaye bokk na ci ñi nga xam ne mun nañ leen woowee cadre waaw ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla seen place dafa gaaw a leer bu dee ñu ngi ci équipe bi. mën na combiner. entraîneur du ko bañ Youssouf Sabaly bi mën jouer ci côté droite wala côté gauche bi dafay yokk doole gaynde yi nga xam ne ñu ngi jublu ci ay jongante yu am solo te nar cee nekk. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti léegi xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Leya Soukeyna Ndiaye jaa ngeen jëf.